daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah xibaaru wolof yi ñu koy tàmbaleeg li ci gën a fës. bokk na ci bésu tey ji Sénégal di màggal bés bu moomee boppam ca palais de la République dañ doon delloo njukkal li di raaya réew mi ndax rek Covid 19 bi tax ba njiitu réew mi jël bile dogal ngir yemale yëngu-yëngu bi nga xam ne la ñuy faral di amal. Sénégal amal ñaareeli doomu aadama bu faatu ndax rek doomu jàngoro bi di Covid 19 tey ji ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def fukk ak ñaar yi dañoo positif jamono ji ñu toll juróom-benn doomu aadama jot nañoo wér fii ñu toll téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñoom la ñu nekk di saytu seen wàllu wér-gu-yaram. dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu rafetlu seen ànd ak seen télévision nationale tey yemook bis bi nga xam ne dañ ko doon màggal Sénégal bi mu moomee boppam njiitu réew mi jël dogal ñu fas yéene yemale yëngu-yëngu yi gannaaw ba feebar bi di Covid 19 bi di lëmbee àddina bi rawatina fii ci biir Sénégal ba tax na yëngu-yëngu bi dañ ko daal di yemale ci palais de la République fi ngeen xam ne dañ doon delloo njukkal li nga xam ne moo di raay réew mi lañ ci doon waxtaanee bokk na ci taxawaay bi nga xam ne armée bi amal na ko ci bépp fànn ci biir réew mi ànd bi muy bàyyeekoo këram ca Mermoz ab cortège bu yem la njiitu réew mi amal ci bésu fête de l'indépendance bu Sénégal di màggal ci bésu 4 avril bile mu yemook juróom-benn fukkeelu at ba sunu réew moomee boppam ak léegi. si jamono jiñ koy fête nag Sénégal dafa nekk ci état d'urgence moo waral défilé amul président de la République Macky Sall di njiit bu njëkku l'armée bi moo jiitu ci xeex bi Sénégal di xeex lii di Covid 19. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les honneurs vous sont rendus par mon détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le capitaine Kalaoudine. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. fii ci palais bi ab prise d'armes lañu fiy amal mu méngoog itam ak taxawaayu l'armée bi. Attention pour les joueurs. En vrai. Sénégal di fêter indépendance am ñu di ko amal ci anam bu ñu dul faral di gis ab cérémonie de levée des couleurs mooy màggal bés bile. ñu dellu di sargal sunu l'armée bi kañ leen ci seen taxawaay ci wetu askan wi ci jamono ji nga xamante ni xeex feebar bii di coronavirus nekk na lu ñëpp bokk ànd mu di temu bés bi mu fekk adduna bi yëpp am njàqare ak tiitange ci seen nekkin ak dundin Sénégal jóg taxaw ci màggal bésu indépendance bu Sénégal. Sénégal wàññi ñaareeli cas doomu aadama bu faatu rek ndax rek Covid 19 bi tey ji ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari test yi ñu effectué fukk ak ñaar yi dañoo amee coronavirus tey ñi nga xam ne ñooy ñi feebar juróom-benn ci ñoom jot nañoo tane ñuy wàññi lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti doomu aadama yi ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu ci jawriñ bi di Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Aïssatou François Seck. démb ci àjjuma bi ñetti fan ci weeru avril 2020 bi 20 heures jotee le Sénégal enregistré ñaareelu cas bi xamante ne décédé na gaañu na te Covid 19 bi waral ko muy benn sénégalaise bu am juróom fukki at ak juróom ñett ñu hospitalisé ko woon fële ci hôpitalu Fann. Président de la République gouvernement bi ak peuple bi ñi ngi jaale famille am ak njabootam bi yépp di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tey samedi ñeenti fan ci weeru avril 2020
ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test wu bés bi si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test fukk ak ñaar ñëw nañ si positif benn bi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew fukk yi cas contact yu ñu doon suivre la benn bi nag mooy cas boo xamante ne transmission communautaire la jóge mooy mënuñ ko lënkaleeg benn contact wala benn cas ñu wax ne tey aussi juróom benni patient yu ñu hospitalisé woon wér nañ tey dañ leen génn ci kanam yeneeni patient yi nekk hôpital ñi ngi yëg tan bu ñu xayme ba mbir mi commencé ak léegi Sénégal enregistré ne ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ ci tey ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko ci coobare famille am muy donc fi ñu nekk nii téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñi ngi hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi souhaiter peuple sénégalais yëpp bonne fête d'indépendance mais di leen ñaax surtout ngeen respecter consignes yi leen jox pour que ñu mën a génn Covid-19 bi ci réew mi. xeex bi ñuy xeex bi lay feebar Afrique fas yéene ci taxaw xàccandoo doorandoo yëpp doon benn ba tax na njiitu Union africaine daal di séq waxtaan ak ay naataangoom njiitu réew Afrique sunu njiitu réew mi président Macky Sall bokkoon ci mu feddaliwaat rek bëgg-bëggam maanaam jëm ci ñu annuler lii di dette publique yi ba noppi xoolaat ni ñuy waxtaanee dette bu soxal wàllu privé ci continent africain bi waxtaan bi nga xam ne ñu ngi ko doon jaarale ci jumtuwaay yu xarale yi gannaaw ba mënuñoo def ab ndaje bi nga xam ne ñoom ñëpp daañ dajaloo ci benn barab ndax xeex rek bi ñuy xeex Covid-19 bi. ni ñuy màggalee li nga xam ne mooy bés bi Sénégal moomee boppam mu yemoo ko jamono ji nga xam ne dafa am état d'urgence boole ceek lii di couvre-feu takk der it am ci taxawaay bu am solo ngir ñu mën koo jëfee ci anam yi gën ñi nga xam ne ñooy gendarmerie nationale ci seeni banqaas ñu daal di fas yéene taxaw bu baax ba ñu mën a jëfee bépp dogal bi nga xam ne jël nañ ko ngir aarandi askan wi rawatina ñu mën a xeex lii di doomu jàngoro bi di coronavirus ñu teewlu ci gëstub Philomène Constance Diagne. ñu ngi dellu ci biir caserne bi gannaaw ñaari fan yu ñu nekkoon ci garde unité antiterroriste bi nag bokk ci légion gendarmerie d'intervention bu Mbao ñu gën ko xamee ci LGI Mbao nga xamante ni dañu gën a taxaw ci jamono bi ñu nekk ci état d'urgence. LGI moom la ñuy wax unité de réserve générale la donc mise à la disposition du président de la République donc pour ñoom seen liggéey bi ñuy def mooy wàllu sàmm kaaraange nit ñi ak seen alal voilà beneen pàcc bi nga xam ne am na aussi mooy élèves gendarme yi nga xamante ni dañuy génn école bañ la leen di affecté ci yeneen corps gendarmerie dañ fiy jaar ñu tàggat leen. yi unité yu oyof nag bu ko laajee rek dañuy ñëw gën leen dooleel ak escadron blindé bi nekk foofule. côté maintien de l'ordre xam nga escadron blindé dafa am des moyens spécifiques yoo nga xam ne yeneen escadron yi yoruñu ko c'est des moyens yoo xam ni da koy permettre bu amee maintien de l'ordre haute intensité boo xam ni dafay laaj ñu employer yenn moyens yi. mu laaj aussi ñu mën a am ay techniques yoo xam ni moom la ñu war a employer pour mën a rétablir l'ordre. donte ñu ngi ko décrété ci contexte bu nga xamante ne rek wàllu wér-gu-yaram moo ko tax couvre-feu bi dina laaj rek ñu sàmm yokk karange te loolu tax gendarmerie daal di rek boole service am yëpp ci biir liggéey bi. Sino Group unité bu nga xamante ne employé nañ ko ci wàllum xeexum jàngoro bi. Déjà depuis quelques jours mu ngi sur le terrain ci wetu yeneen force gendarmerie yi donc day participer
si opération recherche opération dissuasion pour éviter que population ñi dajaloo ci yenn bërëb yi notamment si plage yi notamment si benn lieu yi nga xamante ne nit ñi dañ fay dajaloo donc Sino Group mu ngi sur le terrain depuis quelques jours. ESI Dakar nag moom benn unité d'intervention la bu gendarmerie mobile boo xam ne dañ ko dénk gendarmerie territoriale mu yëngu ci ay mbiram. liggéeyam fu mu toll nii ci couvre-feu bi mooy daal bu ñu génnee ci biti donc ñu fexe lépp pour que nit ñi des seen biir kër yi respecter carrément couvre-feu bi. ci seen biir liggéey nag taxawu askan wi desul gannaaw benn yoon. dama liggéey ba wàcc ñëw fekk sama femme nekk ci mat ma nekk ak moom comme on habite ensemble et personne d'autre ma nekk ak moom ba affaire bi xaw a metti lool ay 21h et quelque après ci laa génn ci tali bi ak couvre-feu bi mënuma am taxi mënuma am oto gisuma dara avec gendarmerie ma romb foofu ma interpellé leen expliqué leen sama cas ñu ne ma amul problème ban hôpital nga jëm may leen principal laa jëm ñu ne ma ndax am nga ticket ma ne leen waaw ñoo ma déposé fii principal wax dëgg yàlla ci haute surveillance. bi la liggéey bu am doole bi yëpp buñ ko mënee def dafa fekk rek ñu taxawal ab poste de commandement opérationnel fii ci caserne Samba Diéry Diallo nga xamante ne fa la ñuy nasee lépp lu ñu war a def jëmale ko ci biir réew mi. fii à partir d'ici la ñuy jotee les ordres yi nga xamante ne ji moom la ñuy jot ci haut commandant de la gendarmerie. fii également la ñuy jotee résultats yi saytu ko càmbar ko transmettre ko au commandant de la gendarmerie. pour mu mën a jël décision par rapport à la situation relativement au Covid-19 et à l'état d'urgence. donc comme ni nga ko gisee nii yëpp ay unité wu gendarmerie la yoo xam ne dañoo tas si suñu réew mën a xam ne dinañ mën a topp wala di mën a def lépp li nga xam ni suñu kilifa yi soxla nañ ko si ñun si suñu liggéey. waa gendarmerie nag am bët fépp ci biir réew mi gannaaw seen ay ndaw yu ñu wasaare fépp ba tax na loolu dina leen di dimbale ñu mën a rek jàppale autorité yi ñu jël ay décision. situation bii ñu nekk dafa laajte ñu daal di taxawal poste de commandement opérationnel boo xamante ne nii dina ko may muy saytu lépp lu xew ci Sénégal gi yëpp muy information yoo xamante ni dafay jóge ci légion de gendarmerie yi. information yooyu bu ñu ñëwee fii nag ñun ñoo koy dajale daal di ko jox au commandant de la gendarmerie moom mu xool dogal bi mu ci war a jël delloo ñu ko ñu bind dogal yooyu jox ko daal di ko tasaare ci biir réew mi ndax gën a dëgëral taxawaayu ndaw gendarmerie yi nekk ci gox yi. doxalin bi nga xamante ne moom la gendarmerie tëral ba mbas bi wàccee fii ci Sénégal ba léegi am ay résultats yu am solo seen taxawaay ci wetu askan bi dina rek gën a yombalal xeex bi ñuy xeex ak Covid-19 ba njort nañu ne buñ ci wéyee dina mën a rek jóge fi ci lu gën a gaaw. l'armée bi ni ki ren ci seen biir xol yi la ñoo daal di màggal di 4 avril bi gannaaw ba coronavirus moo ko waral moo tax ñu ngi taxaw bu baax xool ni ñuy jàppale rek gunge lii di état bi ngir ñu mën a xeex doomu jàngoro bi ni muy wàllante foofu ca zone militaire numéro 4 ca Tambacounda taxawaayu l'armée bi am ci solo lool dañ ci ànd ak Coro Diagne. ren jii ngir màggal 4 avril amul répétition générale amul retraite au flambeau amul défilé civilo-militaire. Covid-19 mi ngi ci diwaanu Tambacounda di dicté loi. seen 4 avril bi def ko seen xol fekk leen bu baax na seen xol bëgg même ba ñu maajul ba ñu défiléwul voilà 4 avril dafa en 4 avril boo xam ne ñu ngi seen xel ñu ngi seen lépp te ñu xalaat ne li ñu ko tax a def ñun ñëpp dañuy def suñu énergie yi mu waroon def ci 4 avril pour xeex ko loolu mooy coronavirus. ñetteeli catégorie ginnaaw gendarmerie ak police commandement de la zone militaire numéro 4 nee na dugal na loxoom ci xeex bi ngir génnee fi lii nga xamante ni mooy Covid-19. di ngeen koy gisee actuellement ci affaire couvre-feu bi xam naa ne policiers yi ak gendarmes yi ñoom la gën a concerné mais aussi ñun dañu impliqué wu parce que état-major général tamit def ñu ne demee ngeen impliqué benn xaar ba ñu woo leen mais dem leen ngeen bokk ci parce que cette fois-ci couvre-feu bi li ko waral dafa nekk loo xam ne vraiment. lu rëy la mooy coronavirus. ci Tamba lii nga xamante ni mooy kër docteur nag li ko gën a jàppale dimbali ko bokk na ci service militaire bi. foofee blocage am na fenn armée ak ses moyens d'abord
mais aussi par la qualification personnelle est toujours là pour pouvoir suppléer parce que loolu yëpp pour jàppale population yi imaginez tel hôpital tëj grève mais malade fu ñu jëm peut-être amuñu plateau yu ñu war a am mais lu ñu mun dañ ko def suba aussi bu ñu amee ne xam quelque part aussi am na ay inondation même s'il y a des même bu amee organisation xam ne ñoo ko war a def mais ñun aussi duñu taxaw. tey jii xam nañ ñi ci diwaanu Sénégal bari na ci àll yu nga xam ne yàq nañ ko Tamba bokk ci li nga xamante ni am nañ ci yaakaar ci lépp lu bokk ci wàllu forêt looloo waral nag lii nga xamante ni daggum garab bi la kenn du ko fowee force de défense et de sécurité yëpp ñoo ci jóg taxaw. à chaque fois bu ñuy dajee ak ay coupeurs de route forcément dañ di arrêté jël seen produit jël leen dem jox leen service eaux et forêt yoo xam ne ñoom moom liggéey boobu mais comme territoire sénégalais aussi ku ñëw di dagg garab foofu aussi c'est-à-dire que dañ ko violé ci boobu aussi dañu ko laal dañu laal boo ñu laalee aussi il faut que ñu mun a réagir. ginnaaw bi ñu enregistré suñu premier cas Covid-19 fii ci diwaanu Tambacounda ñii nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi nee nañ dinañ taxaw ci rang bu njëkk bi ngir xeex maladie bi ba mu génn fi. Coro Dieng taxawaay boobu la zone militaire numéro 3 am fële ca Kaolack fa nga xam ne fa la lëkkale ñetti diwaan yokk ci nañ daan taxawoo ci sàmm askan wi aarandi leen it bu baax a baax ñu teewlu ci ki nga xam ne moo di Claire Diop. zone militaire numéro 3 ëmb région administrative yi di Kaolack Fatick ak Kaffrine barab bi yaatu lool mu ubbeeku ci Atlantique bi waaye itam mu am frontière ak dëkk bi di Gambie moom nag mu nekk ci xolu Sénégal ba tax muy ponk bu am solo ci dispositif de défense nationale bu réew Sénégal. région boobu nag région bu mag la ñett région yoo xam ne dañoo représenté 18% territoire national Sénégal. et ñëpp xam nañ région Carrefour la parce que ay yoon yu important ñoo fi jaar mooy RN1 boo xam ne day jóge Dakar ba Tambacounda jaar Kaolack ñaari yeneen yoon yoo xam ne RN4 route nationale numéro 4 et RN5 boo xam ne dañoo jëm si suuf Casamance jaar Gambie loolu moo tax sécurité bi nag dañu war a jóg ñun ak yeneen force de défense sécurité yi coordonner suñu action yi ku nekk sa boor li nga war a def sa mission nga def ko. mission bi yaatu lool ñi le xam ko ba tax ñu ngay def seen kéem kattan ngir rek xeex lii di terrorisme ak yeneen activité illicite mu bokk nag ci seeni mission kaaraange nit ñi ak seeni moomeel. suñu activité si ñett ponk lañ ko teg ponk bu njëkk bi mooy dañu war a nekk si terrain bi aar population bi ku nekk war a def li nga war a def comme ça nit ñi nekk si jàmm. économie bi naat ñi seen xel dal ñaareelu ponk bi mooy renforcer lien armée nation xam nga loolu chef d'état-major général des armées daf ko jël lu important parce que nee nañu il faut que ñu def ko parce que loolu si suñu mission la bokk mooy loo xam ne rek intérêt général la loo xam ne njëriñu askan bi dañ ci war a bokk mooy consultation gratuite mooy joxe suñu ay moyens nga xam ne pour dimbali nit ñi mooy assister yeneen structure état bi et enfin mooy cohésion et solidarité cohésion mooy ñu nekk benn parce que ñu ñëpp ay doomu ndey lañu solidarité mooy dimbalante. zone militaire numéro 3 ay unité am dañ koo teg ci ñetti site mu bokk ci camp Sémou Djimit Diouf ci commune bu Kaolack camp militaire bi nekk Koutal ak camp militaire capitaine Abdoulaye Ngom bu nekk fële ci Toubacouta fépp nag li ñu naan armée nation ñu ngi ko fay dundal bu baax ba tax na bari na ay xumbeel yu ñuy def lépp jëmale ko ci population civile bi mooy ci wàllum jàppale askan bi ci wàllum prestation de service waaye itam ay consultation médicale yi nga xamante ni duñ si fay benn dërëm. Ziguinchor ñi nga xam ne ñoo di l'armée bi am taxawaay bu am solo ngir ñu xool ba xam ndax ñi ngi jëfee bu baax état d'urgence bi ak it couvre-feu bi ñuy jëfee jamono ji nga xam ne dafa yem ak xeexu Covid-19 bi ay patrouille ñu koy amal ci bépp pàcc ci dex bi suñu naataango Abdoulaye Sinkare àndoon nag ñi nga xam ne ñoo doon def patrouille diggante Elinkine ak it Oussouye ñu teewlu ko. ci fleuve Casamance bés bu nekk day am ay patrouille commando marin yi fu mu toll nii bokk nañ ci xeex bi ñuy xeex Covid-19. suñ mission mooy contrôler gaal yi nga xamante ne yëpp dañuy dugg ak génn depuis la pandémie cela veut dire depuis feebaru coronavirus bi dañoo yokk ci suñu mission jox ñuy ay matukaay ay jumtukaay yu mat pour ñuy bàyyi xel aussi loolu
cela veut dire ñëpp xam nañ ko mais mesure de sécurité mënul ëpp mukk bon depuis pandémie bi à chaque fois bu ñu vérifier pirogue ba pare def suñ mission de routine dañ ciy yokk loogul cela veut dire vérifier ba xam ndax gaal gi nga xamante ne da doon yeb lu mot juróom fukki personnes parce que dañ leen réduire complètement ndax léegi respecté na normes yi ensuite écart bi ñuy toog maanaam kii day toog fee day am espace boo xamante ne day mot à peine ay 2 mètres kenn ku nekk. gaal bu ñu dajal dañ lay contrôler bu baax comme bii nga xam ni day daw diggante Diogué ak Elinkine. waaw gaal gi gaal transport la quoi mais léegi comme maladie bi ñëw na léegi mënuñu yeb kenn ciment rek la ñuy yóbbu ak bagage nourriture ñii lu ñu mun a lekk si île bi. su guddi jotee beneen mission day jóg fexe ba couvre-feu bi ñu respecté ko ci ndox mi. chaque jour dañuy dem benn patrouille bu ñu demee patrouille bu ñu gisee benn pirogue am na ay questions yu ñu koy posé c'est des questions mooy questions yoo xam ni yow fan nga jugee fan nga jëm si dafa jógee si beneen dëkk ñëw fii ñu isolé pirogue boobu xool lu ñu mën a def pour visiter leen. bi ñu demee aussi militaires yi ñooy def patrouille comme ni ko gendarmerie ak police di defee ci yeneen gox yi. suñ mission mooy lan chaque jour pour que ñu mun a imposer population yi ñu respecter couvre-feu bi donc dañuy def ay patrouille chaque jour patrouille yooyu ñu ngi koy gën a def dans les localités yi nga xamante ne police ak gendarmerie nekkuñu foofu. ci biir Ziguinchor guddi gu jot gendarmerie day génn ànd ak police ak armée bokk di def patrouille. on le fait dans les périphéries c'est-à-dire ci sancaan yi ci nga xam ne zone yi nga xam ne ñoo gën a reculer nga xam ne police ak gendarmerie seen présence foofu amul noonu donc ñun dañ leen di dimbali ci côté boobu donc buñ fa gisee ay nit yoo xam ne ni ils respectent pas le mot d'ordre respecté wuñ ci bon ñu def liggéey bi si war après ñu jébal ko police wala gendarmerie. fi mu toll nii force de défense et de sécurité yëpp a taxaw boole seen doole ngir gën a mën a xeex Covid-19. douane sénégalaise am pàcc bi nga xam ne dañ ko jagleel saytu lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci biir ndox mi ndax unité boobu nga xam ne jot naa teg loxo ci quantité drogue bu bëri ndax ñoom dañuy saytu lépp lu jëm ci conteneurs yi ak gaal yi nga xam ne ñooy dugg ak génn jaaree ko ci ndox mi ki nga xam ne moo di Saliou Seck demoon rek ne meegu seen liggéey du mu fa tëddee. bërëb bi ku ko gis sopp ko ndax taaru pont bu Diao Bambali waaye douane mu ngi si bàyyi xel bu baax a baax ndax fraudeurs yi sopp nañu di fa jaar ak ay bagages yoo xam ne baaxul benn yoon. xam nga zone centre bi dafa jege dafa am frontière ak sunu république sœur Gambie te souvent yi fa la ñuy jógee bon war a dem ci beneen dëkk ci biir dëkk bi pour après être déployé au niveau national. donc soo xoolee ko nag Kaffrine day nekk benn passage obligé ba loolu moo tax donc agent Kaffrine yi donc mettre en place des dispositifs vraiment pour un peu contrecarrer trafic boobu waaw pour mën daxanteeg fraudeurs yi topp leen wër leen ba gis leen guddi bëccëg amuñu heure noppalukaay jàpp leen donc sanctionné leen. ñi fi amal ay exercice de simulation bu am solo buy wane rek na la douane di liggéeyee ay daxante yu méttee laata ñu tegg seeni loxo ci produit yi. fii ci Kaffrine jàpp nañ fi lu tàkku ci wàllu garab yi. ñuy jéggalu mu nekkoon élément wu Lamine Touré bu ñu jagleel woon ñi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci fraude bi ñuy faral di amal di ko jaarale rek yenn saay ci ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di fraude di ko jaarale ci biir diwaan yeeg dëkk yi. ma dellu si ci li ma doon wax sànq douane am pàcc bi nga xam ne dafay saytu lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi di indi marchandise ba tax na ñoom seen liggéey am na solo lool ndax may na leen ñu mën a teg loxo ñi nga xam ne ñooy def trafic de drogue pàccub douane boobu nekk ab unité mixte bi nga xam ne mi ngi banqaasoo ci subdivision des douanes bu port bu Ndakaaru xam naa daañ ci dellu si ci suñu yeneen xibaar mu mel na élément boobu yembul ba tey ci xeex bu ñuy xeex Covid-19 bi waa COSEC ñoom daal di taxawal jumtuwaay yi leen di may ñu mën a liggéey jaarle ko ci jumtuwaay yu xarale yi loolu lépp ngir ñu mën a saytu bu baax seen wàllu liggéey ñu teewlu ci Hamidou Diop. directeur général bu COSEC toog ci bureau am janoog ordinateur am di jiite réunion ak ñi muy liggéeyal li nag mooy li ñu woowee télétravail mu bokk ci mesures yi nga xam ne dañ ko jël ngir xeex feebar bi ñu woowee coronavirus
fii ci COSEC nag ñi nga xam ne dañ daan soxla BSC soxlaatul ñu fi ñëw ndax mën nañ ko laaj par internet. wàllu technique ñaari action yu majeure lañ posé benn bi dañ déployer benn solution bi nga xamante ne dafay permettre directeur général saa yu bëgg organiser réunion ak directeurs yi du aajo ñu dem salle de conférence comme ni ñu ko daan defee c'est-à-dire ak solution visioconférence bi dafay jokkoo ak directeur yëpp à partir de bureau. beneen matuwaay bu ñu jël mooy ci wàllu bordereau de suivi des cargaisons. BSC boobu dañ ko dématérialiser de sorte que képp ku nekk ci àdduna bi instant bi on est présent dans 70 pays c'est-à-dire képp ku koo xamante ne am na marchandise bi war a jóge ci dëkk yooyu ñëw ci Sénégal di nga mën a am sa BSC avant navire bi di àgg ci Sénégal. li mu liggéeykat bu bëriwul mooy doxal tey jii COSEC nag ni mu waree li tax nag COSEC mën a antu loolu mooy dafa teel a dématérialiser daal di ko yokk nag ginnaaw bi nga xamee ni feebar bi feeñ na ci réew mi. liggéey bi sax gis nañ ne sax gën na bar ci yenn yi parce que dématérialisation ñun africains yi léeg-léeg dañuy bëgg toujours le contact physique mais tey boo demee ki dëkk tugal yi ñu ngi liggéey sans ñu am contact directement n'est-ce pas te loolu defe naa ne liggéey bi am na clients yu bëri yoo xamante ne sax profité nañ ci ubbi compte parce que biñu demee ba gis ne possibilité yooyu am na donc ñoom gis nañ ne aussi loolu moo leen ëppal njëriñ ñun aussi ci biir COSEC même agent yi nga xamante ne may nañ leen ñu toog seen kër agent yooyu dañ leen joxaale connexion bu leen permettre ñu continuer di liggéey même comme si ñu ngi woon ci fii ci COSEC. fii ci COSEC lépp luy xeex coronavirus dañ ko fi teg mu nekk ay jumtukaay yoo xam ne dina gën a yokk geste barrière yi muy raxas loxo jël température fexe yi tamit ba nit ñi di sorante ci lu toll ci mètre. ñi ngi sensibiliser également sunu personnel ci maladie bi wax leen ne maladie bi am na te pour fagaru ci maladie bi am na ci jàngoro bi am na yu ñu war a def donc jox nañ leen aussi ay jumtuwaay yu mel ne ay gel saabu eau de javel jox nañ ko personnel bi mais yemuñu ci personnel bi rek ñi COSEC di liggéeyal yëpp mooy gardien yeeg yooyu yëpp jox nañ leen. bar bi nag di coronavirus dafa bett entreprise yu bëri waaye COSEC nag moom mu ngi ciy génn li ko ci génne nag mooy fexe ba tey jii liggéey bi ñu jaarale lu bëri ci wàllu internet fexe yi tamit ba réorganiser waat ko loolu mën a tax nag client yi daal di am lu ñu bëgg personnel bi tamit ñi daal di leen di sàmm. ñu fi yemande ak yéen ci xibaar yi di rafetlu seen ànd ak seen télévision nationale ngeen wéy ak programme mu RTS ma leen di ñaanal bëccëgu jàmm. gaynde mi ngi jóg di ñëw nekk ci xeex bi nga xamante ne mooy coronavirus kon donc sama gars yi ñun ñëpp nañ leen ci jàpp jeunesse su Sénégal ñu jéem a toog jàppale autorités yi parce que jot na pour ñu toog parce que feebar bi